Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. xew-xew bi am dëmb de suñu nijaay de suñu mag di Thione Ballago Seck di ko jaale famille Seck di ko jaale Sénégal di ko jaale mboolem jullit di ko ñaanal di leen ñaanal surtout ñoom yépp fu ñu jëm na leen foofu gënal fii seen sarax yàgg seen loxo mbokk yi li ñu ñàkk ci ay at yàlla sëddale ko mboolem jullit ak seen njaboot yi yàlla na seen sarax yàgg suñu loxo seen loxo mbokk gaay yi àdduna nii la demal maa ngi ñëw yàlla nañu yàlla yéexe te fekk ñu ci yoon bu baax metti na lool maay muñ bi moo am solo muñ insha allah rabbi muñ rek muñ metti na maay muñ bu ma jógee ci jaale bi waxoon naa leen ci ay fan yee ñu weesu ma ne leen xale yi nga xamante ne que ne jël nañ seen bakkan ci manifestation bi jàll man mënuma leen fàtte li ma sonn même bu doon benn yoon ci semaine bi dinaa ñëw waxtaan ak yéen pour ñu bañ leen fàtte suñu mbokk yooyu am gaañu yu métti te nekk ci diggante ci différents hôpitaux yi nekk biir Sénégal ñu bañ leen fàtte tamit s'il vous plaît suñu mbokk yi nekk tamit ci différentes prisons yi nekk biir Sénégal ñu bañ fàtte su frère yooyu s'il vous plaît bu ñu toogee semaine bu ci nekk ñu xool benn poste ñu defaral leen ko pour ñu bañ a fàtte parce que Sénégal dañuy gaaw a fàtte waaw dañuy gaaw a fàtte te ñii jaruñoo waruñu leen fàtte war nañ fàtte lu bëri mais lii waruñu koo fàtte s'il vous plaît parce que ça fait partie de notre histoire nit sa histoire doo ko fàttee te xale yi génn àdduna ci xew-xew manifestation yi jàll defe naa li ñu taxoon a jóg moo leen noonu taxoon a jóg far nag ñoom yàlla jaarale ko foofu ci manifestation bi yemale foofu seen bàkkan jël fa seen bàkkan du noonu donc ñun fu ñu mënti toog rek nañ leen sant continuer di honorer seen mémoire man loolu laa mën a def donc maa ngi jéem néew ma mun naa mais maa ngi jéem donc gars yi encore une fois de présenter toutes mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées mooy les différentes familles ñi seen doom yi génn àdduna di jaale tamit la famille Seck di leen présenter mes sincères condoléances ci génn àdduna notre frère notre oncle ñii seen papa di tonton di frère Thione Seck donc gars yi noonu la léegi pour ñu mën a ñëw dugg ci waxtaan bi benn sujet bu ndaw la analyse laa def daal man sama analyse bopp laa indi parce que damaa toog dëmb ñi indil ma vidéo suñu papa sëñ Mountakha ak porte-parole am de sëñ Bass Khadre toog nañ caméra yi wër leen ñu doon wax ci li jëm ci xew-xew manifestation bi amoon fan yële ci ginnaaw ci ay bakkan yi ci rot ci ay koppar yoo xamante ne que ne ñoom yëkkati nañ ko bëgg koo jàppale mbokk yooyu nga xamante ne que ne seen doom yi génn nañ àdduna pour ñu mun ci jàppale seen bopp donc man sama analyse peut-être ñu bëri ñu ko ñoo apprécier mais ça n'a rien à voir avec la personne wala tarixa wala leneen dama ne geste bi baax na de génnee ci sa alal def ko ci ay doomi aadama lu baax la mais man dama ne tant que ñu ngi genre geste yi mel nii mi ngi am biir Sénégal ñu war a jël seen responsabilité bu ñu defee seen kawteef def seen ñaawteef duñ ko musa assumer ngeen jéggal ma nag j'ai rien contre le geste noble de notre papa Sëñ Mountakha ñi ñu ko sëkkal bu dee c'était un état boo xamante ni c'est des gens ñi am éthique am morale encore loolu dinaa ne que ne amul problème mais des gens yoo xamante ne que ne c'est des personnes c'est un gouvernement sans Christ amuñu benn xel amuñu benn xalaat amuñu benn yërmande ci population yi mu ne uyee
Barak. Bécaye, je ne sais pas ce que tu as écrit là. Donc, cette somme-là qui a été débloquée, les 50 millions là, bi ñu bëgg génné def may ko mbokk yoyu sen doom yi génn aduna man je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même si am mënon na am sax c'était pas le moment pour xaliss bobu di génn surtout fu mu génné la fu mu bayé ko la. Du néwma fu mu bayé ko baxut dé. Sam ñoñu dañu warona pour dire vrai, la communauté mouridisme surtout de ce papa de son taha dañu warona tok ñi xaar ba am ba ci kanam ñu xol lan la affaire yi di ñoo démé parce que ñi ray ñi ngi fi ñi ray c'est pas des du ngelo mo ray doomi jambour yoyu du ñeneen ñi leen ray ñi ngi fi ñi joxe ordre yi pour ñu tirer ñi ngi fi té ñi ni tirer ñi élif ñoñu nonu tirer ñi ngi fi ñi ngi dund. Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Ñi tirer ñi ngi fi ñi leen ñi élif ñi tirer ñoñu ñi ngi fi yéna ngi dëgg. Donc bu amé ñu wara jël matuwaay bu taxaw matuwaay ci affaire bi taxaw ci wane ci sen bop def ci liñ ci wara def c'est pas un serigne d'un tariqa wala un imam d'un quartier wala num fa démé wala un parti civil, non, c'est l'État qui devait prendre en charge ces gens-là à 1000%. Commencez déjà à libérer tous les otages politiques dans les différentes prisons. C'est la première priorité. Parce que nous sommes dem paré. Mais nous avons dit que nous surchargé len téye len jappalen en tant que otage dans les différentes prisons. Défena ñoy première ñi nga xamantene que ñoñu lañu wara libérer. Fait pression sur cet état là pour ñu libérer ñoñu. Deuxième étape bi. Les personnes ñi nga xamantene que ni ay Bécaye mu ne Tunkara. Ban Tunkara? Qui me parle de quel Tunkara? Ok, je ne sais pas quel Tunkara ngay wax, mais amul problème. Tunkara yi dañoo bëri nag ñu ma xam de xawma ban Tunkara ngay wax. Wala Tunkara sama chéri bi bàyyi sikkim, ah je ne sais pas. Ok, bref, pour ma bañ a fàtte li may wax. Donc ma ne encore une fois am leen dëgg-dëgg de geste bi laa bëgg a ñaawal wala leneen dama ne c'est pas notre père Seigne Mountakha de prendre en charge Kali maa ngi ouais décroché naa ta mu coupé may leen ma 2 minutes waaye ma woo sama frère bi ah mu ne Ousmane Tounkara lan moo dal Ousmane Tounkara allo jàpp kan mooy li nga ma yónnee nii comme maa ngi en direct duma ko mën a déglu mais li ok Kali mën nga dugg fii nga bloquer ma c'est quelques personnes parce que bisu ni ñu liggéey s'il vous plaît merci waaw lii de lu bees la maa ngi ci soog a jot franchement Kali mu may naan dafa am benn audio bi waa APR yi di dugal ci seen différentes xawma groupe yi ñuy def dinaa ne que ni notre frère Ousmane Tounkara a été arrêté pour quelle raison lan la ñuy jubilé wu kaso kan la jomb ci ñun kan la kaso jomb ci ñun il a été arrêté pour quelle raison lan la def li xew man lan laa yëgut parce que fan yii yëpp maa ngi sous antibiotique xawma lu bëri je traîne pas trop sur Facebook depuis keroog ci guddi bi ngeen ma gisee ma génn laa gëj dugg ci Facebook damay dugg nii rek partager benn affaire génnaat démb j'ai été tout un peu sur Facebook de doon suivre en direct le décès de notre frère de kii Thione Seck mais sinon Ousmane Tounkara wax dëgg yàlla
yëguma dara donc bu dee ñoom ñi ngi dugal benn audio Ousmane Tounkara wax dëgg yàlla après les kii Ousmane bi ngi doon wax ni que ni nee na combat bi bu ñu ci jëlee échec Pape Ndiaw xaaral ma ñëf la ci biti comme damaa soof dama uti fu soofut nga nekk fa Ousmane mi ngi doon nee na que ne mu ne kii bi combat bi buñ ci amut ndam moom dina jël tuuti recul donc je ne sais pas j'aime pas trop me avancer sur les dires des autres donc non mais Ousmane bu ne quelques jours da koy dem mais il l'avait annoncé dans ses directs dafa ne si ce combat là fait buñ ci amee échec moom dina jël tuuti recul defe naa ni que ni recul boobu mu jël ñi ci bëri jël nañ ko ku mel ni man je me suis reposé combien de jours fan yii yëpp gis ngeen na bi affaire yi bi depuis keroog bi ma génnee wax noonu dëggatu leen ma génn parce que ku ci nekk dafa am loo xamante ni que ni ci loolu nga mun a taaw daal ah Ousmane mun na am mi reposé wu bu dee tamit dañ koo porter plainte wala dafa am dañ koo arrêté dinañ ko arrêté ci kaw leneen mais lenn moom mun naa leen ko assurer que ni fii nii muy États-Unis melul ni Sénégal te gisuma un dirigeant sénégalais buy waxee ordre au niveau de aux États-Unis wala fii France ne damaa bëgg ngeen arrêté ma diw rek ñu arrêté la non te boo tuumee nit nga ne dama tamit état boobu nga signalé doomi Sénégal ci état boobu ne leen doomi Sénégal bii lii ak lii la il faut nga indil état boobu tamit ay preuve que ni kii ngay tuubal nii kii nga bëgg ñu arrêté noonu tamit kii nga bëgg ñu extrader la tamit lii ak lii la def te procédure bi du procédure boo xamante ne da ngay claquer sa doigt rek ñuy jox la ko non surtout si la personne am na nationalité ci dëkk boobu loolu moom bu yóbboo ngeen tëdd ngeen nelaw ku amul nationalité nag tu es sans papier loolu dina gaaw ci yow buñ la signalé peut-être que nit ñi xam dëkk bi nga nekk avec filiation yi et tout buñ la kiyee mun nañ la ñoo sonnal affaire yooyu delloo la sax extradé la sax mun na ciy xëy mais si t'as tes papiers tu es dans un pays nga nekk foofu di liggéey di xëy di compte di fay ses impôts dans ce pays là t'as une famille t'as nationalité, t'as tout, t'as ta vie là-bas. Toi, un président de ce pays-là, tu peux même renoncer à ta nationalité sénégalaise. Un Sénégalais de nationalité français ou hollandais ou belge ou je ne sais pas quoi là. So, état Sénégal, vous le mettre en mal contre le pays, tu as sa papier. Tu veux la mettre en rapport avec ce pays-là. Tu as le droit même de renoncer à ta nationalité sénégalaise. Si j'ai fait quelque chose, je vais être jugé dans le pays d'accueil. Je renonce à ma nationalité sénégalaise. Bobo état de droit, imposer là, tu es obligé de sa nationalité sénégalaise, les double avion de le Sénégal. Donc, si Ousmane il est sénégalais, il est américain d'origine sénégalaise, il a sa nationalité américaine. Donc, pour nous tout mal, comme tout mal, même si nous avons terroriste la sax entre guillemets waxin la nag du tax sañuy policiers yi ñëw noonu rek téye ko rek ñu ne ko yow lii nga rek dañ lay extrader non never du noonu lay demee boo leen tëddee nelaw leen luñ ko munti accuser buñ ko signaler ci dëkk bi mu nekk noonu ñu xool que ni le gars là il est d'origine sénégalais de nationalité américain ou français ou japonais ou je ne sais pas whatever ok extradition bi ça dépend tamit yow ki ñu accusé ça t'as le droit de nga taxaw nga renoncer à la nationalité de ton pays d'origine nga ne j'en veux pas bugguma sama nationalité de cœur si j'ai fait quelque chose qui va pas qui va pas avec la loi dama enfreindre la loi je vais être jugé dans mon pays d'accueil loolu jarul adikee jarul dara Ousmane Tounkara mi ngi si jàmm man noonu laa ko mën a jàppee mi ngi si jàmm wax dëgg yàlla bàyyi sikkin du may dëggante ak moom lu bëri mën naa toog ca at bi ñu déggante benn yoon ñaari yoon wala ñetti yoon mag si mi ngi liggéey man maa ngi liggéey donc on n'a pas beaucoup de temps à se consacrer tous les deux mais xam naa ne mi ngi si jàmm pour le peu de temps bi ñuy décrocher saa bu ñuy décrocher te day mel ni barke dëmb la ñu gëj a raccrocher wala dëmb donc nit da ngay rafet njort te nit da ngay am yéene bu rafet nit da ngay am xalaat bu rafet nit da ngay sóoraale lu bëri ñooñu noonu waa APR yi yore vidéo bii yore audio yooyu di ko joxe dans leurs différents groupes toog leen ngeen xaar te ngeen bàyyi seen biir xel bu dee doo leen ay nit yoo xamante ni amul leen lu leen manqué seen bopp toog leen ngeen xaar que ne tôt ou tard Macky Sall xoolal du dee si suñu palais présidentiel boobu tôt ou tard Macky Sall dina génn suñu palais présidentiel day dem te ni ngeen amee ay tur joxe am ay sant joxe ay tur ak ku mu mënti doon nag
commencé ko moom Macky Sall ak ku gën a tuuti ci biir Sénégal képp koo foog ni képp ku bëgg a jouer que ni moom mi ngi ànd ak Macky Sall pour le moment ci un moment bii lu ko neex lay def lu ko neex lay joxe commencé ko ay ministre am ay yu kenn xamul def leen li ngeen di def moment bii seen nguur la de seen nguur bu jeexee bu leen fàttee que ne am na keneen ku leen di ñëw tamit nguure ku leen di ñëw seefe tamit te chacun son tour c'est le coiffeur man moo tax je panique pas avec ces gens là je panique pas avec ces gens là ñii ku ñu nee ne que ne dañ xanaa ñëpp ñu empoisonné la nga dee mais boo deewut tu auras le temps de te venger de ces gens là donc pourquoi paniquer man du ma paniquer man on m'envoie je ne sais pas quoi là pour me mettre en mal avec mon pays d'accueil là fi ma toog nii may jàkkaarloo ak seen xoolal may jàkkaarloo ak état Sénégal je renonce à ma nationalité sénégalaise kan moo ci mun dara si majeur et vacciné j'ai le droit de renoncer à la nationalité de mon pays d'origine ma ne fii nationalité bii nii ma yor nii fii laay dee fii laa bëgg soxloo ma dara foofu kan moo ko mën a dindi ku ma mën a dugal ci avion dama delloo te ngeen foog ne que da ngeen di toog fële wala muy ministre de l'intérieur wala ministre des affaires étrangères da ngeen di toog fële rek nga rëdd bind benn affaire rek entre je ne sais pas quoi et quoi là di jouer seen diplomatie yooyu ñu jàpp ay nit enchaîné leen dugal leen paquetel leen ko ba mu baax dugal leen ko ci avion ñu indil leen ko dafa yomb ci waxin mais ci jëfin bi moo des loolu xam nga ci ñan la yomb seen différents émigrés yooyu même les émigrés là ñi nga xamante ne c'est des sans papiers ñi nekk dans les différents foyers pour nga extrader leen nii nga delloo leen dëkk dafa am procédure yi muy laajte ça se fait pas du jour au lendemain ça se fait pas du jour au lendemain waxatuma la koo xamante ni que ni ça fait des années de immigration légale la duggee ci dëkk ñu jox ko attribuer ko la nationalité légalement reyul nit sàccul détourné wul xaalis mi ngi fay taxe mi ngi liggéey di xëy di gontu di fay ay taxe yow nga toog fële nga ne yow parce que yaa toog ci nguur mi ngi toog fële mi ngi lay wax loo xamante ne neexu la nga ne yow da ngay yónnee des procédures da ngay lancer une procédure d'extradition vis-à-vis de cette personne là mais c'est une peine perdue xaalis boobu ngeen di ñëw jël noonu di ko dugal dans ces différentes kii la di fay des avocats internationaux yi pour dugal leen ci procédures yi mel noonu boo leen jëlee xaalis yooyu ngeen commencé defar dëkk bi luy tax nit ñi di ñu toog taalal leen connexion di wax loolu ngeen war a commencé mais toujours ça va à l'envers lii laa doon wax maa ngi commencé di wax lii moo taxoon ma ne man la geste de sortir 50 millions di ko jox ndambaay pour des personnes les parents là ñi ñàkk seen doom ci xew-xew bi am Sénégal je trouve ça un peu nu mu tuddati injuste parce que bu ñu xoolee c'est vrai ñi dee nañ peut-être seen mbokk yi mérité nañ ndàmpaay neew ma mérité wuñu ndàmpaay de te neew ma ñi génnee xaalis boobu tamit bëgg koo jàppale suñu mbokk yooyu tamit defuñu lu baax dama ne Macky Sall li suñu papa sëñ ñun tax a def noonu dëmb xaw ma barki dëmb génnee somb toll ci som boobu jox ko ma bëgg koo jàppale ay famille te ñi rey ñi ngi fii ñi gouverne ñooñu ñi ngi fii ñi joxe ordre ñi ngi fii ñi xam leen ràññee leen vidéo yaa ngi fii image yaa ngi fii donc ñooñu nañu jël seen responsabilité Macky Sall avec son ministre de l'intérieur et son ministre de la justice ministre des forces armées nañu génn ñu assumer seen responsabilité vis-à-vis des Sénégalais vis-à-vis de ces parents là ñi nga xamante ne que ñoo ñàkk seen doom yi ñu nañuy seen kani doom parce que ñu gis ay piste boo xamante ni yow koo xamante ne mi ngi yore drapeau ma ne deful dara mu nga taxaw nga xool ko nga ñëw nga dëpp ci kanam ci oto nga xool ko lëngëre ko ba mu neex la rek nga tiire ci boppam bi mu daanu dee mel ni kuy lëngëre sa picc mel ni ki doon lëngëre sa picc même fii sa ñun bu ñu demee à sas du pitax boo gis rek nga kii ko nga pointé ko sa arme nga tiire ko gis nañu ay policiers pointer leur arme à un jeune boo xamante ne que il n'a pas de caillou il n'a pas de bâton il n'a pas d'arme il n'a rien à part le drapeau national bu Sénégal la yore ci loxo ñu xool ko ba mu nekk ko pointer ko arme bi na ko ne tey ci bopp mu daanu ñaata nit yaa combien de morts ñii di naan 16 morts ñii di naan 15 ñii di naan 13 morts le nombre de morts kenn xamu ko le nombre de blessés graves et des amputés là kenn xamu ko donc 50 millions génne ko ndàmpaay pour parents yooyu jàppale leen man je trouve ça un peu nit que il y a des choses yoo xamante ni que c'est un peu précipité moi je trouve ça c'est un peu prématuré pour genre de email non geste bi c'est un geste de noblesse mais c'est pas le moment parce que bu ñu génnee ndàmpaay pour des personnes ñi ñu rey pour mbokk ñi ñu rey est-ce que di ngeen génneewaat di ngeen dekkee sawaat encore des millions pour jàppale ko xale yooyu nga xamante ni que ñoom tamit dañ ci jële ay gaañu yu métti
xale yi nga xamante ne dañoo dagg seen loxo Mansour Seck fii kenn feetew fii anniversaire boo fi dugalee encore lu mel nii dama lay bloqué dootoo fi duggati ñi jël gaañu ci manifestation yi ñooñu lan ana seen ndàmpaay wala si 50 millions yi la ñu bokk ñi nga xamante ne seen commerce yi dañ koy yàq ci manifestation yi ñooñu tamit bokk nañ ci 50 millions yi ñi nekk ci kaso bi ñi yàq seen liggéey yàqu am na ñoo xamante ne que c'est des salariés xëy siwuñu depuis combien de jours bi ñu leen téyee ba léegi ils n'ont pas donné de nouvelles du seen mbokk yi du seen entreprise bi leen te ñooñu foofu la ñuy génn ba ñuy génn kaso noonu la ñuy jaaree noonu dugg dans le monde du chômage ñooñu xanaa ñoom te dañ leen war a sóoraale si 50 millions yi léegi si je comprends bien il y a 50 millions qui a été décaissé par notre père Sëñ Mountakha pour jàppale ko la famille des victimes tuées pendant le manifestation jàll léegi man ces victimes là dama ne ñi boole ci ñëpp 50 millions yi nañ ci dugal ñi seen doom yi gaañu ñi ci jël ay gaañu yi les mutilés là ñi ci am ay blessures graves jël ko dugal ci tamit suñu détenus yi boole ci sax population sénégalais yi ngay xamante ni ko ne ñoo daan génn dans les 14 régions yi ak sous régions yi ñoom ñëpp dañu war a dem leen ngeen rang ngeen laajte seen wàll ci 50 millions yi parce que c'est que ñun dañuy gaaw fàtte te dañ ci waxoon fii ay fan yi jàll coronavirus bi bu mu egsee Macky Sall ñëpp di tëj seen frontières yi Macky Sall bañ a tëj frontière pour rien que pour mu mën a am cas ci biir Sénégal mun ci am xaalis il a gagné son coup parce que les cas bi am nañu cas yi am nañ ko biñ ko amee ba pare suñu papa mu Sëñ Mountakha génnee 200 millions jox ko Macky Sall ak ay nitam pour ñu jàppale ko population yi pour jënd ci ay denrées de première nécessité 200 millions yooyu fan la mujjee ay saaku ceeb yi ñuy dugal daan day benn ordure ci ay oto mbalit lañ dem dugal ay kilifa bu toll lu suñu papa boobu génnee compté lu toll 200 millions dugal ko ci sénégalais yi nee na nañ ko jàppale sénégalais yi ci ay denrées de première nécessité ñu jël 200 millions yooyu xooluñu paa bi xooluñu fu mu ko jëlee xooluñu geste bi xooluñu nit ki def geste bi warumal ñu sax ki génnee xaalis bi warumal ñu ko fu mu ko génnee xooluñu lan moo tax mu génnee ko ak non ñu jël xaalis boobu dugal ko ci ay ceeb dugal ko ci ay oto mbalit man bi ma gisee loolu laa ne ni que ne non ñii duñu ay nit donc loolu bu répété waatee encore une deuxième fois Macky Sall ak ay ñoñom créé benn genre chaos ci biir Sénégal ay nit yi dóorante ay sénégalais yi dóorante ay bakkan rot ci ñii jël ci ay gaañu ñii ñi dagg seen loxo yi ñii seen tànk yi la ñii seen bët yi ñoo tuuru jël ci ay gaañu yi grave ñee ñi nga ne la kaso ñu tëj leen ci kaw lan yàllaa xam seen banneex ñoom encore suñu papa génnaat encore joxewaat encore caméra yi wër ko mu génnewaat encore 50 millions di ko jàppale te pourtant génne woon na fii encore pour ci 26 millions xaw ma 27 millions ci affaire de émigration clandestine mu ne pour ñu jàppale ko ndaw yooyu di doon jël gaal bi di dem à l'immigration clandestine xaalis boobu toujours bu ñu ko génnee bu dee moom moo koy séddale sax wala dañ daan joxe rendez-vous ñu répertorier tous ces victimes là jël seen tur ak seen sant répertorier leen jéem a leen xool lan la ñuy def yónnee ay nit nga xamante ne que délégation yooyu ci biir Touba sa lay jógee ñu dem ji si ñooñu jox leen ku ci nekk sa enveloppe mais non day jaaraat encore ci ministère yooyu lay jaar ci nguur bi lay jaaraat xaalis bi du egg ci nga xamante ne que ñoom ñoo ko waroon a yelloo ñoom ñi nga xamante ne que ñoom ñoo def seen ñaawteef yooyu xaalis bi ci ñoom lay jaaraat bu jaaree ci ñoom ñu dugalaat ko seen biir poche man j'aurais préféré sa Sëñ Mountakha mu jëloon xaalis yooyu sax bloqué ko ci moom téye ko fa créer benn affaire pour jeunes yi mu jeex tàkk jëlal xaalis bu immigration clandestine jëndee ko ngandam ay bateau de pêche yi motorisé yi am solo joxoon ko des différents pêcheurs ñooñu yor ko di ko nekk sous leur contrôle moo gën ñu xool ndaw yi jéem a xool ban entreprise lañ leen war a mën a ubbil jàppale leen ci yenn formation yi man j'aurais préféré ça ñi jël ko dugaloon ko ci yenn mais pas ñi jël ko jox ko ci teg ko ci loxo état bi di ko joxe te ñoom ñoo waroon a indemniser loolu damay bañ
ñii ay kilifa diine wala ay kilifa tarixa wala ay imaamu tarixa wala ay imaamu quartier wala ay chef de quartier wala ñii bëgg di jël place nguur dafa am li ko fi teg te ñoom ñoo yor suñu xaalis ñoom ñoo yor suñu xaalis ah Macky Sall doomi jàmbur yi du leen bum rey leen ñee ñi mitile leen ñee jël ci ay gaañu yoo xamante ni que ne maara deytaay ñeneen yaa ngi ne la ci biir kaso bi ñu tëj depuis combien de jours bàyyi ñu leen ñu ñibbi seen biir seen njabooti ah Macky Sall génn na fii def na façon discours bu nekk moom ak ministre bi dem ngeen gis ngeen différentes visites yi ñuy def ah déggu leen benn yoon ñu génn ñu def benn discours ne ah lii xew nii on reconnaît que ne lii moo ci xew dinañ ci taxaw dinañu jël en charge les blessés dinañu jël en charge les familles yi nga xamante ne ñoom la seen doom yi génn àdduna dinañ leen joxe ndampaay nangam lañ fay joxe ku ci nekk lii la defuñu dara ñoom li ñu bëggoon la ñu am mooy maanaam calmer le jeu en passant par nos différents chefs de tarixa yi am biir Sénégal pour ñooñu jàppale leen ñu calmer jeu bi am nañ ko ils ont réussi à garder tout le monde dans les maisons ñu delloowaat ñu nekkoon ci tali yi yëpp la ñu delloowaat ci biir kër yi ñu ne leen toog leen nit ñi delloowaat nañ ci biir kër yi toog nañ mais man damay bañ sëriñ yi bëgg a jël place su état Macky Sall ak ñu mu àndal nañu génn ñu assumer seen responsabilité ci lii xew nii biir Sénégal nañu génn nañ jël seen responsabilité nañu génn jël seen responsabilité bu mat sëkk nañu génn ñu def seen responsabilité sëriñ yi lu leen war ñu ngi koy def mooy maanaam di wax ak seen taalibe yi di wax ak seen njaboot yi def nañ ko même si man j'ai pas trop aimé la façon dont ça se passe parce que li ma gis nii dëmba ci wàllu présentation ci joxe xaalis bi les 50 millions la bu même geste bi même caméra yooyu bu ñu génnoon jamono boobu Sénégal doon takk suñu papa boobu di sëñ Mountakha génnoon caméra yi wër ko comme ni mu ko wëree nii bi muy mayee 50 millions mu wax kaw ne Macky la dama ne nga bàyyi dama ne képp koo xamante ne yaa ngi ci lii nga bàyyi man bu boobaa damay naa ne que ne génnoon na fi de ba yëfi tàngee dëgg nañ ko mais non daa woote kenn amu ci lu la ci leer lenn mooma ci leer mooy toog na porte parole am nekk toog ci wetam caméra yi wër muy mayee 50 millions nee na ndàmpaay pour jàppale ñi nga xamante ne que ne ñoom la seen doom yi am problème ci lii xew-xew bi am nii Sénégal fan yi la ñu jàll donc dañuy xoolaat bu baax nan la ñuy defee parce que bañ fi nekk encore di créer waat leneen di frustrer waat leneen qu'on se dise la vérité parce que Sénégal ñun yëpp ñoo ko bokk gis nga dëgg ni ko mag di ko gisee toog di ko gis xale tamit noonu la ko mën a toog noonu la mën a toogee fu mu toog mu gis ko tey mën nañu waxante dëgg fekk duñ ko teg ci doy na waaru parce que man comprendre ma ban Sénégal lañ nekk léegi parce que c'est pas la première fois ñaata nit la ñuy rey Sénégal ci ay manifestation ana étudiants yooyu ñuy reyoon balaa manifestation yi université ñi doon réclamer seen bourse yi ñooñu ñaata lañ leen jox ana 12 morts yi xaw ma 17 morts yi balaa Macky Sall du toog ñooñu lan lañ leen joxoon ci ndàmpaay xanaa ñooñu bi ñu leen doon rey boobu fekk na tarixa yi amu fi seen religieux yi amu fi woon ñu toogaat encore ñaata élèves lañ fi gaañ yi métti ñii ñi rey leen ci ay manifestation Sénégal depuis Macky Sall ba mu toogee ba léegi depuis 2012 ba léegi ñaata nit ñoo dee ci nguuru Macky Sall bi Macky Sall balaa muy toog ay bakkan rot nañ ci lu toll fukk ak lu ci tegu ci ay bakkan ñoo rot Macky Sall ci diggante boobu ak léegi 8 ans yi mu toog nii ba 9e année bi la ñu dugg nii ñaata bakkan ci ay doomi aadama ñoo ci rot ñaata nit ñoo ci jëlee ay gaañu ñaata nit la ñuy toog ñu wax ñaata nit ñoo ci génn wax seen akulaay taalaay ñi dàqalan ci seen bërëb liggéeykaay ñaata nit la ñuy xool ni que ne kii wax kat dëgg la kii xam na ñun suñu njuuj njaaj bi ñu nekkee ñi jaay ko doole génnee ko fu muy liggéey sànni ko ci xaj ñaata nit ñooñu xanaa bokkuñu Sénégal Kaliphone xanaa nekkoo fii kon man ma continuer
dama bëgg sénégalais yi ñu comprendre benn affaire li xew nii Sénégal xaalis faju ko de doole dama bëgg ngeen xam ko lu fii waaye mënut a génnee ca ay milliards teg ko dama gisul boobu ba ma ne bu dee xaalis moo doon sauvé mooy tax nit du dee kon na dëmba con saj biñ ko dem suul ñi ko gungee yëpp ci ay doomi aadama defe naa ay milliardaire rek ñoo ko gungee dëmba du doon dem xaal leen ma bloqué leen parce que yéen ñu ngi ci dëkk boo xamante ni ñi jaay doole ñi ngi toog di jaay doole di dóor di rey di gaañ di tëj bu heure donc gars yi dañuy xoolante ci biir bët ñu waxante dëgg parce que fii dëgg rek moo fi mën a jë dëgg rek moo fi nekk 50 millions boobu génn pour comme ndàmpaay ñooñu noonu nga xamante ne seen doom yi buum nañ leen ci xeexoo bi am ci biir Sénégal dama ne loolu doyut te ci loxo fi ñu ko war a jaarale pour ñooñu noonu nga xamante ne ñoom la seen doom yi ñoom la ñu bëm seen doom yi ñi dee ci xeexoo bi amoon Sénégal fan yële dama ne ñooñu duñ ci teg seen bët ndegam 200 millions yi la Sénégalais yi gisut ñu toogaat encore 26 millions yi ñu débloqué waat encore ci kii immigration clandestine Sénégalais yi gisuñu ko jeunesse yi gisuñu si seen bopp donc du 50 millions yi la Sénégalais yi di ñoo gis seen bopp dama ne état bi fi ñu war a commencé mooy lan Macky Sall ak ñu mu àndal ñu teg leen pression ñoom sëriñ si comme nagam am nañ kaddu ni ñu amee noonu lañ am nañ kaddu du toogloo ay manifestants yi waroon a génn den xeex seen ak seen yelleef ñu ne leen ñu toog nañ ñu génnee 50 millions pour mun ñoo je ne sais même pas man geste bi c'est la comprendre pourquoi l'argent là à l'heure qu'il a à l'heure qu'on est là pourquoi l'argent là c'est un achat de conscience wala je ne sais pas quoi là man comprendre ba geste bi de l'autre côté su ma ko gisee ma ne geste bu baax la mais boo ko analyser jusqu'au ci biir ñi ko war a ñi nga xamante ne que ne ñoo ci am ay gaañu ñoo ci deele ñoom la ñu tëj ñoom ñu ñoo yàqale seen bagages yi seen différentes bagages yi ñaata nit la ñuy yàqal seen entreprise fu ñuy liggéeyee ñaata sénégalais yi ñoo yàqule ñu ñàkk seen salaire yi dans les différents magasins yi ñi ñuy yàq nag ñooñu dinañ bokk ci. parfois il faut que ñuy collaborer ak peuple bi c'est très bien ñuy écouter tamit ñuy xalaat peuple bi parce que ñun peuple bi ba ñuy jóg di xeex du pour une somme de 50 millions wala leneen non xeexuñu pour xaalis dañoo jóg pour ñu delloo ñu suñu ak suñu yelleef delloo ñu suñu ak suñu yelleef mooy maanaam respecter suñu constitution respecter suñu démocratie respecter suñu li jëm ci doomi aadama ku ci nekk nga am sa xëy ak sa gont ku ci nekk nga ñi may la xoolal sa cër boo jàngee ba nga am sa diplôme nga war a mën a jàpp ci dara yéen a ngi dégg wax ji loolooy problème bi te beneen bi damay bëgg ñuy commencé Sénégal ñuy commencé loo xamante ne dina am mucc fii ñi fi dee bëri nañ de fii la ñu bum xale boobu université ñooñu noonu deewoon ci université ay paasu makka la ñu may seen parents jàppale leen ci tuuti xaalis kenn dëggatul Sénégal léegi mun nañu rey sa doom ñu indil la xaalis nga noppi ci dëkk boobu la ñu toll bëgg nañu xam exactement beneen bi maa ngi dëgg pa boobu ñàkk doomam mécanicien bi nekkoon xale boobu wooroon ñi policiers yi rey ko ma dëgg papa ji nee na soxlawul kenn xeexal doomam bu gisee ku sol t-shirt bu def photo doomam nga di ko xeexee nee na dina la porter plainte moom dina la yóbbu ci yoon may naan paa bi est-ce que comprendre na sa sens bi muy xaw ma émotion bi moo ko jàppa wala xaw ma lan la mais il faut ñu xoolaat bu baax problème bi fii kenn xeexalu fii doomi kenn c'est malheureux à dire mais problème bi mooy ñun
benn doomi aadama taxu ñoo jóg ñun on se bat pour tout le pour peuple bi yëpp la ñuy xeexal lii bu baaxee li ñu bëgg bu sottee du doon combat Fatou du doon combat Ousmane Sonko du doon combat Pastef du doon combat personne day doon combat sénégalais yi la mooy démocratie bi suñu ak suñu yelleet ñëpp a gis ci sa bopp lii doonul combat diw doomi diw lañ ci rey doomi diw lañuy rek dañuy xeexal non non fii ku ñu fi xeexal sa doom te ñu bëm ko ci lii wala mu am ci gaañu-gaañu rek ñu rendre ko hommage c'est pour le Sénégal lañ koy defaral Sénégal lañ koy defaral ñu ko pour doomi jàmbur parce que fii ku fi jël t-shirt doomi jàmbur bi ñu rey nga sol ko wala nga di ko xeexee aduna du neex mukk ba ñu woo la ñu ne la yow miy sol t-shirt doomu diw kaay yow la ñuy jox ndampaayam wala kaay loo bakk ak diw amu fa yow da nga koy def parce que lan la da nga koy soutenir da ngay won mbokk yi que ni ah sa doom ji ñi def nii man li ñu ko def nii injustice bi ko biñ ko teg nii neexuma nga ànd ak moom c'est pour être avec vous dañuy xaw ma nan lañ koy waxee sax juste que nii c'est pour vous soutenir Papa Omar Dia nuy naa la bëri ah Mia nuy naa la bëgg Bamba nuy naa la donc nañu indiwaat suñu xel yi man bi ma déggee loolu ça m'a un peu meurtri daf ma décevoir sama xol bi ma amaat lu ma métti parce que parfois da ngay dégg ay discours su ma déggee quelqu'un yow sa doom baa ngi gën a àdduna am na ay nit yoo xamante ne ñu ngi koy xeexal ñu ngi méttatu la li ko def noonu ok yow yaa ci dëj géral dëj bi ba ñeneen ñu ko ne ñoom bi boo nee ñii di jël sama turu doom di ko xeexee di ko posté wala di ko kiyee ci seen kii man xeexloo ma kenn yónneewu ma leen am nga si plein droit sa doom la mais doom la boo xamante ne que da nga kaa bokk ak sénégalais yi mu daanu ci jour boo xamante ne que sénégalais yi dañoo génnoon di doon xeex seen ak seen yellee mu bokkoon ci xeex bi mu bañ coon bokk tamit moom yàlla dakaa natt jour boobu la yàlla jël bakkanam donc ñun dañoo considérer que ne sénégalais la daa bokk ci ñun moo tax mënuñoo xeexal ñële ñu bàyyi ñële ñu jël ko boole ko ñun donc defuñu ko pour suba ku ci sol yéreem wala ku ci posté ay affaire am di ci laajte injustice ci li ko dal noonu pour ñu woola yow ñu jox la luñ lay jox wala ñu ràññee la ci non dañ koy def te yàlla tax injustice moo ñu tax a jóg injustice boobu ñuy xeexal ñeneen ñi dee ñi moom la ñuy xeexal sa doom di ko xeexal doomu keneen ak keneen ba ci ñi ci nekk ci prison yi te dara dalu leen injustice la ñuy xeex en gros donc dañu xoolaat bu baax communication yi bañ fii kii parce que tamit boo amee sa doom boo xamante ni wàcc na liggéey ci xew-xew bi am nii nga gis ñi jël photo yeneen xale yi yëpp def ko ci ay t-shirt sol ko di leen laaj seen ak seen yelleef di leen laaj di jàkkaarloog état bi di leen laaj pour ñu def dara ci mbokk ñooñu yow sa doom bu ko kenn défendre dëggoo turam dëggoo ku ko défendre da ngay naa ni que ni dañoo fàttee sama doom il faut ngeen di xam loo leen di wax bu baax il faut ngeen di xam li ngeen bëgg exactement parmi ces morts là bu ñu jëloon morts yooyu yëpp ñu def leen ci ay affiche rendre leen hommage décréter deuil national ci biir Sénégal activistes yi sénégalais nekk di rendre hommage à tous ces morts là yow nga gis ne que sa doom bokkul ci ñi ñuy rendre hommage kenn taxawul ci ay affaire am kenn tuddul ay turam da ngay naa ne que ne man sama doom bi kenn yëgu ko wala man kenn yëgu ma fekk du noonu yow yaa taxaw nga jël caméra yi tiim la ngay menacer nit ñi di menacer dinaa ne que ne bu kenn jël sa turu doom wala photom bu ko gis fenn ci ay t-shirt bu ko kenn xeexee soxlawul te xeexal la jur nga ñi la wa mais dama dëgg ay affaires yoo xamante ne ma ne non c'est pas possible soit le gars n'a pas compris wala dëj bi affaire bi dafa am fu mu ko tollu daal moo tax muy kii noonu mais ma jël rek dugal ko ci contexte bu ma positiver ko pour ne la lii conseil la rek pour ne la papa li la daal métti na di la masaw encore di la siggin digaale ci sa ci génn àdduna sa suñu doom boobu génn àdduna di suñu rakk di suñu jarbaat mais ma bëgg laa xamal que ni fii mooy ci Facebook bi mooy fu mu munti doon amu ci kenn koo xamante ni dina sol sa yëre doom wala mu sol wala mu jël turam def ko ci ay paasam pour am ci dara déedéet kenn bëggul jël sa turu doom xeexee ko pour am ci dara loolu damaa bëgg mu leer bu dee am na ñoo xamante ni que ne xam nañ paane jege leen ko ngeen xamal ko loolu nee ko ne li ñuy xeex nii moo xam ci Facebook bi la di jël tur doomam mi boole ko ak yeneen victime yi di leen ñaanal sénégalais di ci ñaan di ci bind seen commentaire seen naqar defuñu ko pour suba
gars yi ràññee les différentes postes yooyu woo borom poste yooyu may jox leen dara utiwuñu xaalis ci kaw ñi dee ñi c'est le contraire au contraire dañuy uti justice la ñuy uti pour yàlla justice def liggéeyam ci ñooñu parce que ñi leen bëm ay doomi aadama la te ñu ngi dund ba léegi ñun loolu lañ mooy suñu xeex xeexuñu pour ñu am dara ci kenn ñi dund sax ay uti ñu xaalis ci seen bopp waxatuma la ñu dee ah donc loolu tamit beneen kii la waaw Papa Omar sa numéro bi laa amut après dinaa ko jël après nga inbox ma loolu il faut que loolu mu leer il faut mu leer déjà état bi mi ngi joxe ay promesse dinaa nangam la ñuy joxe nangam la ñuy joxe nangam la ñuy def lan la ñuy def Macky Sall ba mu génnee def discours am ba pare daa delluwaat dem toog ci ruqam kenn dëggatu ko gis nañu fii ay quelques nitam yi dugg dans les différents hôpitaux yi nee nañ dañuy rendre visite aux blessés ñi nekk dans les différents hôpitaux yi à Dakar defuñu région yi ak sous région yi man dama ne nañu commencé d'abord libérer les otages là politique te bu dee lu ñu génn noonu wax ko ministre de l'intérieur génn wax ko ministre des affaires étrangères génn wax ko bu dee ñoom dañoo bëgg a garder ay nit dans les prisons pour ñëw di leen jox tur bu bon boobu di leen ñëw sosal jël leen jox leen ay titre de xawma ay surnom de terroriste loolu bu dee foofu la ñuy jublu nañu commencé wane suñu bopp léegi bu boobaa ak lu fi waay mun a génnee ci xaalis ak lu fi waay mun doon ci Sénégal bu Sénégalais fipput bu ñu fippoo encore une deuxième fois kenn du ñu mun a téyewaat boobu doomi aadama moo fi mënut a génn ba def fi discours luy tax nit ñi dellu ginnaaw wala woote ci suuf luy tax nit ñi dellu ginnaaw nañ ko waxante te dee otage yaa ngi ci biir prison yi première kii yi nu mu tuddati les premiers prisonniers yi ñu jàppoon ci première manifestation yaa ngi ci prison yi te kenn bàyyiwu leen ñu ngi foofu ñu ñëw teg ci encore manifestation yi jàll ci fan yii ñu génn nii ñooñu tamit ñu ngi ci biir prison yi te ñu ngi continuer di dem di dugg ñu xool seen différentes caméras yi ak vidéo yi di jàll ci Facebook bi di xool kuñ ci munte identifier rek ñu ngi lay topp pour dem di la déem a këyit pour yóbbu la dem tëj la ci prison yi donc dañuy libérer ñooñu di naan sama papa sëñ Mountakha bu dee 50 millions yooyu mu yéene jox ko population yooyu joxagu ko bu ko teg ci loxo nguur na jël xaalis bi bu denc ko ñu xool lan la ñuy def ñu recenser tous ces personnes là ñi nga xamante ne ñoom la seen doom yi génn àdduna ci li xew nii ci xew-xew bi ñu xool ñi nga xamante ne ñoo ci am ay gaañu yu métti bii ñu recenser ñooñu yépp bu ñu paree ñuy woo ko ci nekk woote ñooñu ñoo wuy si leen foofu bu ñuy ñëw ñu ñëw ak seen certificat médical yi luy wane que ni ñoom ci seen xew-xew bii la ñuy kiyee ok ñu génnee li ñu am ci ndampaay ñi génnee ko teg ko seen loxo mais bu sama ñoom papa Sëñ Mountakha bu génnee waatee encore 50 millions bii teg ko ci loxo nguur bii comme ni mu ko defee ci 200 millions yi xam nga 200 millions yi da koo génnee jox ko Macky Sall la au lieu que ñu ne ko jërëjëf ñu jël 200 millions yooyu dugal ko ci ay keeb dugal ko ci ay saaku ay auto mbalit Sénégalais yëpp teg ci seen bët 50 millions yi tamit di ngeen fi toogaat encore dinañ ko ñëw waxaat ana 26 millions yi du immigration clandestin bi Sëñ Mountakha débloqué woon de ko état bi pour ñu jàppale suñu frères yooyu doon brave doon jël gaal yi di doon dem immigration di doon jël désert bi di doon dem immigration 26 millions yooyu kenn waxatu ko ana xale yi ñu delloo si ci différents avions yi ñooñu est-ce que laal lañ seen xaalis ana xaalis ñooñu ah ana xaalis ñooñu ñaan laa mun man damay ñaan geste bi geste bu noble la lu rafet la 50 millions ci fii ñu toll nii xaalis la te geste bi dafa rafet damay ñaan nag suñu papa sëñ Mountakha moom ma porte parole bi di sëñ Bass Khadre bu dee xaalis bi joxo buñ ko teg ci loxo gouvernement bi buñ ko teg ci loxo benn gouvernement nañu jël xaalis bi ñu denc ko Touba ñu jéem a xool woote waat ne na leen gars yi ñëw fekk si ñi am seen doom yi génn àdduna ñëpp xam nañ leen xam nañu fan la ñu dëkk ban quartier la ñu dëkk ñooñu mun nañu dinañu am ñoo xamante ne que ñoo leen di représenté ñi dem wala ñoom famille yi seen bopp ñi def seen délégation dem voilà def seen benn délégation
association des victimes de Macky Sall la ñu war a créer association des victimes de Macky Sall voilà buñ ko defee ba pare ñu def seen délégation yooyu dem jubal dem ci suñu kër maam boobu di sëñ Muntaxa ku ci nekk bu dee sa enveloppe fukki dërëm lañ lay jox ñu jox la sa fukki dërëm nga dem ak moom mais buñ ko jëlee ñu teg ko ci loxo ñii nga xamante ne ñoo toog ci nguur bi reykat yi ñi victimes yi duñ ci gis seen bopp te bu boobaa dañuy ñëw ne ni que ne ñoom ñoo toogoon fii ñu ne joxe nañu nangam million ci suñu génn àdduna suñu doom yi te ñun gisuñu dara fekk ñoom jox nañu lu ñuy joxe ba pare joxe nañu ba pare 200 millions yi anañu 26 millions yi anañu 50 millions yi ñoo fekk si ko donc dañu xoolaat bu baax lu ñuy def te beneen bi balaa ñuy gaawate dinaa nekk dañuy génnee ndampaay à la place de l'état di ko bëgg a jàppale ay victimes gouvernement bi nañu bàyyi gouvernement bi jël ay matuwaay nañu assumer seen responsabilité nañu jël seen responsabilité ba mu mat parce que bu dee Macky day ànd ak ay ministre am day ànd ak ay procureur am day ànd ak ay policier am ay gendarmerie am ay militaire am di dóor di gaañ di tëj di rey ak ay nervi yi tamit ma bañ leen fàtte bu heure bi jotee au lieu que ñoom ñu reconnaître seen erreur duñ ko def dañuy taxaw jàkkaarloo ak sénégalais di leen jox yeneen discours yu bokkut xew-xew bi am réalité sur le terrain bi duñ ko def te bu heure reconnaître seen woor yi tamit bu jotee duñ ko def heure génnee xaalis commencer indemniser sur le sang duñ ko def sëriñ mooy toog fële décaissé jox ko kon ne nañu xool nan la ñuy defee waaw duñ ko def mais c'est malheureux nag ils vont pas le faire mais c'est malheureux xam naa ne duñ ko def mais nu mu tuddati duñ ko def c'est bien mais man je trouve que ni c'est mal organisé du loo xamante ni que ni c'est bien organisé baaxut ça ne se fait pas te man bu ma sañoon ce genre de truc là bu amee au lieu que comme depuis début bi gisuñu caméra gisuñu ay déclaration à haute voix lépp ci suuf la woon lépp c'est sous-marin ci suuf la doon jaar mënoon nañ koo def ci suuf am ñi toog rek gis nga ñi woo noonu seen doom yi gaañu am ci ay gaañu yu métti ñu métti leen ñoo naroon a génn sax ñu ne leen ñun de dañoo demoon wuyu ji suñu maam wala suñu papa au niveau de Touba lii la ñuy yëkkati ñu may ñu ko pour ndàmpaay lii la ñu jàppale pour ñu yóbbu ko dem jàppale ko suñu bopp ok mais comme nañ caméra toog nañ ci kanam caméra yi nee na ñoom 50 millions la ñu génnee pour jàppale ko les victimes de ce problème là yi am Sénégal léegi xaalis boobu ci loxo kan lay jaar kan mooy def distribution boobu bu naree jaar ci loxo ñi nga xamante ne ñoom la seen loxo la 200 millions yooyu jaaroon ci coronavirus bi xaalis boobu du egg ci fu mu war a dugg bu dee 26 millions de immigration clandestine yooyu ñuy delloo si par avion ñee ñiy rëcc ci gaal yi di dugg si di ñibbisi ñii ñi leen di refoulé ñii rëcc ci gaal yi kon xaalis bi du ñëw xaalis bi du àgg fu mu war a dem te 50 millions yi tamit dinañ fi toogaat encore fii ak ay weer ba ay at du demati xoolal famille dinañ fi génnaat encore taxawaat nañ ñi que ñoom gisuñu 100 francs ñaata nit ñoo deele du ñu ne xawma 13 morts fukki nit ak ñett ñi gaañu ñee di naan fukki nit ak ñeent ñee di naan fukki nit ak juróom-benn déjà les morts exactement kenn xamul nombre bi exactement sans compter des blessés graves ñu ngi gis ay images benn par benn Dakar la ñu xam sous région yi ak sous région yi kenn xamul ñaata nit la sans compter ñi nga xamante ne que ñoo ñàkk seen bërëb liggéeykaay ñoo ñàkk seen liggéeykaay bi dañ koo yàq ñooñu lan lañ leen di jox moo tax ma ne affaire bi déclaration bi ma gis noonu c'est bien mais c'est trop vite c'est vite nu mu tuddati dafa gaaw trop dafa gaaw dañu waroon a xaar parce que affaire bi ba léegi sénégalais di gérer wuñu parce que am na ay parents yoo xamante ne ba léegi jotaguñu seen néew yi ñu ngi ci différentes morgues yi bu leen fàttee loolu am na ay nit yoo xamante ne que dañ leen opéré ba pare mbokk yi amuñu ñaar dërëm boo xamante ne que dañ mën nañ ci suivre continuer pour xale yooyu mën a continuer di fay journée parce que Sénégal boo amalee xaalis dañ la jël en charge léegi état Macky Sall moom ak ñu mu àndal ministre de l'intérieur ministre de la justice
moom procureur ak waa président de l'Assemblée nationale bi di Moustapha Niass ak xawaarekat yooyu di les différents députés ñoom ñuy indi problème yooyu plus nos gendarmes là nos policiers yi suñu militaires yi léegi man dama leen di laaj kan mooy ñoo jël responsabilité am ñi war a assumer seen responsabilité ñun dëggaguñu arrêté nañu policier arrêté nañu ay nervi arrêté nañu ay militaire wala ay gendarme ministre de l'intérieur mi ngi continuer postam ministre des affaires étrangères mi ngi continuer ay postam te ñoom génn nañ fii ñu wax fi ay déclaration yoo xamante ne que ne ay fen la monde bi yëpp xam ne que ne ay fen la bu ministre de l'intérieur génnee def ay déclaration di fen xool sénégalais yi peuple bi di fen ministre de la justice génn di fen ministre des affaires étrangères génn di fen procureur bu fenee wala président de l'Assemblée fen ñooñu ñoo gën a tuuti ci ñi fen ci biir Sénégal ñoo gën a tuuti donc qu'on se dise la vérité bëgg nañu attee mais bëgg ñoo attee dëgg te il faut que ñu attee dëgg parce que bu ñu génnee xaalis ñi ne pour ñuy gaañu ñi dee ci affaire bi pour seen mbokk yi pour jàppale mbokk yi ñooñu génn ci àdduna te à côté il y a des blessés graves, des mutilés. À côté de ces mutilés là aussi il y a d'autres blessés qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont traumatisés. Il y a des gens qui sont en prison injustement. Kon peuple Sénégal bu ci nekk la ñu war a indemniser de A à Z le plus de 16 millions d'habitants là la ñu war a indemniser ku ci nekk da nga war a am droit état indemniser la parce que tout le monde a été traumatisé lii c'est un trauma boo xamante ni que ni ñëpp ci fonction ñëpp la ñu la te 50 millions yooyu sa boo xoolee Touba di ñoom sa kii nañ manifester nañ ñooñu noonu doon manifester biir Touba dafa am lu leen naqari est-ce que ñooñu woo nañ leen ñu laaj leen lan moo leen naqari woon li taxoon ñoom ñu génn doon manifester Daara Musti gis nañ leen tamit ñooñu doon manifester di doon lakk ay pono lan moo leen métti woon lan moo leen métti woon Sénégal foo munti dem dafa métti ak côté boo munti dem dafa métti moo waral bu nit war a génn wala bëgg a def benn affaire na nga xool bu baax nañu xool bu baax nan la ñuy defee nan la ñuy doxalee pour bañ a indi ay frustré bañ a créer créer encore des frustrés parce que accumulation de frustration moo indi lii xew-xew bi am ni Sénégal xam nga commencé ko suñu maam yi suñu pap yi ba ci ñun ñii ba suñu doom yi moo indi lii xew nii donc nañu xoolaat bu baax Macky Sall encore le président de la République na génn mu jël responsabilité bu mat sëkk te mu xam ni que ni xaalis bii nga xamante ne que suñu papa suñu Muntaxa génnee na ko nee na koo bëgg a jàppale ñi nga xamante ne que ñoom ñoo am gaañu yu métti yi ñoom la seen doom yi génn àdduna ci problème bii xew nii naa xam ne que ne xaalis boobu du dem ci seen du demati ci seen poste de fu ñu jaarale xaalis coronavirus bi 200 millions yi jaarale ko fa xaalisu 26 millions yi bu émigration clandestine yi ñu refoulé xaalis bii 50 millions bii may dëgg ñu koy annoncé damay ñaan sama mbokk laay boy ku génn nag bu yóbboo ngeen siwal ko 50 millions bi suñu papa sëñ Mountakha génnee nii bu ko jàppale mbokk sénégalais yooyu am seen méttiti nañ ko siwal gouvernement bi bañ koo jëlaat encore dugal ko seen biir poos yi ñoom ñu paacoo ko seen biir entre ñoom yaama neexee bu boobaa ñi nga xamante ne que ne ñoom ñoo deelee ñoom ñoo deelee ñoo am seen doom yi génn àdduna am seen doom yi nar a ñoo ñibbisi ak ay blessures mutilées blessures yi graves yi ñi nar a dem jóge kaso ñëw duñ ci gis seen bopp nañu taxaw nañ siwal leen ba ñu wax ñu ñoom xaalis bi fan lañ ko teg comment nan lañ ci war a ci ñoo def parce que day yomb trop ñu génnee xaalis joxe ko saa bu ñu génnee xaalis jox leen ko ñoom non seulement du ñu génnee ñaar dërëm bu ñu génnee bu nitu yàlla yi génnee seen ñaar dërëm li si seen xaalis bi jox ko bu koo jàppale ñëw di doole yi ñu jaarale ko ci ñoom ngir yëg-yëg respect bi ñu am worma bi ñu am ci ñoom ñu jël xaalis boobu dugal ko seen poche ba pare ñu toog ci kawam buñ ko dugalee ca ay keeb dugal ko ca ay oto mbalit ñi nga xool nan lañ koy defee ñu toog ci kawam ñu noppi kenn du ko dëggati fenn kenn du ko gisati fenn man loolu laay bañ tamit ci 50 millions yi
200 millions yi fii sa suñu papa sëñ Mountakha sénégalais yi jàppale leen ma nañu siwal gouvernement bii sëñ Mountakha di suñu maam di xalif général de Touba fii la génnee 200 millions ci coronavirus bi mu jàppale ko gouvernement bi pour mu jàppale ci niw ju doole yi ci ay denrées de première nécessité 200 millions yooyu ba tey sénégalais yi amu ci kenn ku ci gis sa bopp gisuñu ci kenn ku ci gis sa bopp ñu toogaat encore affaire de immigration clandestine bi bu mu amee fii ay fan yële ci ginnaaw dégg ngeen ko encore fii ñu génnaat encore débouché fii lu toll 26 millions joxe ko pour jàppale état bi mu jàppale pour mun a jàppale suñu frères yooyu les rescapés de l'immigration clandestin yi ak ñi ñuy refoulé pour ñu mun leen mettre dans des conditions dugal leen ci dans les métiers wala jàppale leen ci dara ñu mun a démarrer une nouvelle vie xaalis boobu da ngeen ko gis ngeen fi benn nit bu génn mu ne la xaalis bi laal naa ci nanga doo leen ko gis léegi nag encore gis ngeen fan yi yëpp benn vidéo buy circulé sama papa sëñ Mountakha encore génnaat na encore mu toog ak porte parole am ñuy yëkkate ñu ne lu toll 50 millions encore bëgg ko jàppale sénégalais yooyu nga xamante ne seen doom yi ñàkk nañ seen doom ci xeexoo bi am nii fan yi ñu wees ak ay gaañu yi kenn xamul xaalis boobu tamit boo leen moytulee xaalis bi tamit ci état bi lañ koy ñoo jaarale bu boobaa ñii seen doom yi ñàkk seen bakkan ci xeexoo bi duñ ci teg seen bët duñ ci laal ak seen loxo nañ leen siiwal képp kuy live ngi nang ci wax ba mu leer bëgguñu xaalis bi dugg ci loxo état bu dee waa Touba ñu ngi ñuy dëgg bu dee am na ay taalibe ñuy dëgg bu soob ngir yàlla jonante bi jël leen suñu kaddu yi ngeen yóbbul ñu ko ngeen joxal ñu ko sëñ Bass Khadre mu yóbbul ñu ko joxal ñu ko suñu papa boobu di suñu maam ne ko ni xaalis bu mu dekeese geste bi rafet na ñu ngi koy rafetal di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram mu yàgg fi lool te wér mais xaalis bi bu ñu sañoon bu mu ko teg ci loxo état parce que bu ko joxee joxoon na leen mosoon na leen dos 200 millions ñun gis ñu suñu bopp joxaat leen 20 millions ñun gis ñu suñu bopp donc bu leen joxaatee 50 millions yi duñ ci ñoo gis suñu bopp dañ koy ñaan fi sabilillah 50 millions yi bu mu ko dugal bu dee dugagul ci loxo état bu mu ko joxee bu bëggee rek ay tur ak ay sant ay yaay ak ay papa yu war a mën a ñoo jël si xaalis bi si seen turu doom yooyu génn àdduna dinañ ko am liste bu leer nañ la ñuy am te bu boobaa xaalis bi dina dem parce que gaañu yi partout la muy Casamance muy nord fépp la gaañu yi am fépp la dee yi am donc dama leen koy ñaan taalibe yi ngir yàlla jonante bi képp kuy taalibe murit te nga nekk fii nga mën a am nu mu tuddati nga mën a jege sëñ Bass Khadre wala nga am kenn koo xamante ne jege nga ko ci kër murit yooyu ne leen ñu jàppale ñu fi sabinillaay ñun sénégalais ñun ñoo leen di ñaan ñun ñooy ñaan encore geste bi gis nañ ko rafet na lool nañ ñu jàppale sëñ Mountakha bu mu joxee 50 millions yi bu mu jaar ci loxo état sinon sénégalais duñ ci gis seen bopp dañu jàppale fi sabinillaay lillaay yaa rasuuli état Sénégal bii Macky Sall ak ñu mu àndal kenn ci ñoom bu ñu leen teg ñaar dërëm si seen loxo pour ñoom ñu mun a procéder à l'indemnisation de ces jeunes de ces parents là bu boobaa fu ñu waroon a joxe 1 million wala 2 millions 100 000 francs lañ fay joxe wala ay 50 000 yàq der yóbbaale seen caméra yi dul jeex seen cortège auto yi dul jeex fekk liñ ko waroon a distribuer duñ ko distribuer noonu man j'aurais préféré parents yooyu nga xamante ne seen doom yi génn nañ àdduna nañu recensé ñoom yëpp ñu bokkoo man ko doon benn ñu doon la ñu créé benn association des victimes ñu bind te seen bopp les victimes de Macky Sall ñi nga xamante ne seen doom yi ampé nañ lañ mooy maanaam ñi nga xamante ne seen loxo yi ñii seen tànk ñii seen bët yi tuuru nañ ci ñii am ci ay gaañu yi ñoom tamit def seen benn groupe tamit ñu xool lan la ñuy def parce que handicapé yooyu tôt ou tard dinañ bëgg a liggéey soit ngeen xool noo leen di def ngeen ubbi benn affaire boo xamante ni da ngeen fay dem di fa xëy di fa gontu bu dee da ngeen fay rabb ay paje wala da ngeen di jàng soudure wala da ngeen fay jàng leneen ak leneen parce que métier pour les handicapés là baax na pourquoi pas ñi jël xaalis bi ñu jël ko bloqué ko dans une caisse pour defaree ko ay prothèses mun nañ ciy defar sax ay prothèses parce que 50 millions xaalis la mun nañ ciy defar ay prothèses jàppale ko ay nit Ablaye Diallo xaaral ma bloqué leen fii yow dootoo fi duggati kii ni ma tëddee Amadou Ba muy 25 millions muy 50 millions moi j'ai vu dans les différents postes ñu ne 50 millions gis naa 50 millions laa gis fan yii yëpp ñu koy posté ñaari fan yii yëpp 50 millions laa gis ñu koy posté léegi bu dee 25 millions la tant mieux même bu doon 1 million la sax man bu ma sañoon
xaalis bi dañ koy jël ñu bloqué ko suñu papa boobu bu dee mu ngi may dëgg waa Touba yi bu dee ñu ngi may dëgg taalibe murit yi bu dee yéen a ngi may dëgg nee leen suñu papa sëñ Muntaxa ak porte parole mi di sëñ Bass Xaat xaalis boobu buñ ko dekkee si ñu teg ko ci loxo nguur bi buñ ko dekkee ñu teg ko ci loxo nguur bi population Sénégal duñ ci gis seen bopp duñ si ñoo gis seen bopp de xaalis bi sa bu mu doon dañ koy ñoo denc ñi nga xamante ne que mérité nañ ñu defaral leen ay prothèse ñu jëndal leen ci ay prothèse pour seen loxo tant mieux ñi nga xamante ne que c'est des bornes mun nañ leen defaral des prothèses des yeux loolu yëpp léegi am na ñu defaral leen opération boo xamante ne nañ leen defaral benn bët boo xamante ni c'est des yeux ay bët artificiel lay doon loolu yëpp am na bu dee am na ñoo xamante ni tànk la bu ñu leen mënee jàppale ci prothèse ñu jàppale leen ci prothèse bu dee ay béki la wala ay fauteuil roulant la pourquoi pas mais bu ñu jëlee xaalis bii ci tàng-tàng bii ñu jël 50 millions yi teg ko ci loxo Macky Sall te moom moo waroon a génnee lu toll plus de 50 milliards jox ko peuple sénégalais yi defu ko xaalis bi sénégalais yi duñ si ñoo teg seen bët ñooñu noonu nekk ci problème yooyu duñ si ñoo gis seen bopp te bu boobaa ci ku ci bëgg a jënd prothèse doo ko am ku bëgg a continuer di def ay soins doo am xaalis ñi seen doom yi dee duñu am indemnité kenn du leen indemniser lo donc dañu xoolaat bu baax ndeysaan xaalis bi fu muy demaat man bu ma sañoon xaalis du jóge suñu kër sëriñ yooyu du dugg ci loxo nguur déedéet xaalis yooyu du jógee ci kër nguur kii sëriñ yi du dugg ci loxo nguur pour quelle raison pour quelle raison te état bi man la may ñaan tamit dernière mooy sama ñaan bu mujj bi suñu maam yooyu suñu papa yooyu di kilifa différents tarixa yi nekk biir Sénégal kilifa aada yi imaami quartier yi woo leen Macky Sall encore ngeen ne ko mu génn moom ak ñooñoom yi ñu assumer seen responsabilité vis-à-vis de nos morts nañu génn ñu assumer seen responsabilité vis-à-vis de ces parents là ñi nga xamante ne ñoom la ñuy rey seen doom yi ñu génn ñu assumer seen responsabilité vis-à-vis de nos blessés graves mooy ñi nga xamante ne sont mutilés ñii c'est des borgnes ñi nga xamante ne jël nañ ci ay gaañu-gaañu yoo xamante ne c'est irréversible ñu génn ñu assumer seen responsabilité te ci daar bi fii balaa ñuy naan ajuma nañu libéré ñëpp otage politique yi yëpp ñu ñibbi seen kër loolu mooy pression bi avant xaalis loolu mooy priorité bi détenu politique yi yëpp nañ la ngay ñi ñibbi comme ni ñoom Assou Diouf Guy Marius Sagna ñoom Clédor Sène ak ñoom Thione am xaw ma ñan ñoom Birame Souleye bëri na génn nañu wax ne Macky Sall wax ko ci kaw comme ni ñu waxee noonu ci kaw di maye ay 50 millions ku mën a génn tamit nga def même discours bi tamit nga ne Macky Sall mu assumer responsabilité am jël la famille de ces enfants tués là dans les différentes manifestations là na leen jël en charge à 100%. mu jël les blessés graves là à 100%. ba pare libérer les otages politiques là ñi ñibbi seen kër le peuple bi yëpp bokk xeexandoor ko munoo jël responsabilité yooyu nga bëgg koo sëf ay quelques personnes loolu injustice la tudd y a combien de sénégalais yi wàcce ci tali bi dans ce cas bu dee de Macky Sall laa bëgg a tëj rek dafa war a dem kër bu ci nekk les 16 millions d'habitants yi la war a tëj yépp ñu jeex 16 millions d'habitants yi yépp ñoo war a tëj la ñu war a jàpp ñi dem tëj leen ci kaso yi parce que keroog fan yooyu ci mbedd Sénégal yi doo xamee kan mooy kan moo dul kan c'est tout âge confondu ñoo wàcc ci kaw tali bi sauf ñoom seen biir ñoom seen Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo toog seen biir palais yi di lekk di naan mais képp koo xamante ni que yow gisoo sa bopp ci nguur bii génn nga boo génnul sa doom génn na sa jarbaat génn na donc bu ñu bëggee tëj ñu bañ a nekk fii di ciblé kii xamee nañ ko déedéet man maa ko amee ñi dem ñu téye kii xamee nañ ko kii ci nangam la ñu téye déedéet nañu jàpp ñépp Mohamed Niang yaa ngi may laaj Ousmane Tounkara depuis sànq ba léegi ma ne la xaw ma man je ne suis pas la femme de Ousmane Tounkara xaw ma Ousmane Tounkara mi ngi si jàmm mi ngi aux États-Unis moi je suis en Hollande mi ngi si jàmm Ousmane c'est des sénégalais yi ñooy inquiété wu ñu ne gisuñu la moo tax ma lay woo ni en direct
ça sonne mi ngi sonné jëlagul voilà léegi vous êtes rassuré Ousmane Tounkara jëlul sama appel donc mënuma ci insister nañu rafet njort rek waaw yéene ko rek jàmm waaw xam naa mi ngi si jàmm day noppalu comme ni mu leen ko waxee day noppalu parce que war daa métti mais man mii bi ma jógee ci fan yi yëpp maa ngi sous antibiotique démb ak tey laa gis ndeke ni ça va très bien même donc loolu mooy waxtaan bi tey nañuy indiwaat encore nañu xoolaat encore nu ñuy def man si je suis sorti c'est pas pour ŋàññi geste bi suñu papa sëñ Mountakha def wala leneen non c'est juste pour faire comprendre ay taalibe ñi mun a jege ñooñu xamal leen ni que ni xaalis bi buñ ko teg ci loxo nguur xaalis bi ngeen jàpp nii 50 millions yi ma dëgg nii que ni préparé nañ ko pour jox ko Macky Sall pour mu jàppale jox ko ay ñi nga xamante ne que ñoo am li leen métti ci ay manifestation bii ñu génn nii xaalis bi du fa dem li leen daloon ci 200 millions yi ngeen joxe woon ci coronavirus bi dalaat leen ci 26 millions yi ngeen joxe ci immigration clandestine yi fan yële ñu génn weer yee ñu génn moo leen di ñoo dalaat encore ci 50 millions yii te ki ngeen di jox xaalis bi kii di yóbbu xaalis bi di sëñ Bass Khadre moom xaalis bi bu ko jëlee moo gën a xam ne que ñi muy dem jox xaalis bi ñooñu duñ ko jox ñi ko yelloo sëñ Bass Khadre moo leen ko gën a xam parce que moom jeune la xam na bu baax que ni sëñ Mountakha xaalis bu muy jël noonu di ko compter di ko teg ci loxom pour mu jël ko mu dem jox ko nguur bi pour nguur bi jël ko jox ko ay sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk ci soxla ñoo nekk ci diggante bi ñoo soxla xaalis bi duñ ko mus a gis donc yow sëñ Bass yaa gën a xam suñu papa sëñ Mountakha sax mën nañu leen ni que moom xamul li xew ci terrain bi gisul li xew ci terrain bi boo leen ko waxut moom xamul li xew ci terrain bi yow xam nga bu baax li xew ci terrain bi te xam nga li xew ci biir nguur bi yow sëñ Bass xam nga bu baax li xew ci biir terrain bi yow yaa gën a xam ni que xaalis bi boo ko yóbbee boo ko dugalee ci loxo waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo koy pàccoo seen biir population yi du ci kenn ku ci ñoo gis sa bopp non xam nga Sénégal ndeysaan Sénégal dina doon dëkk buy naqaree defar je comprends certains de mes compatriotes sénégalais liveurs yi activistes yoo xamante ne que ils ont commencé nañ di décourager wu di gis seen bopp ñu xëcc seen ban toog man damay ne man loolu man du lu may ébranler de man lu may décourager loo du genre li xew nii fan yi moo may décourager loo de métti na gaa mais du lu may gaaw a ébranler loo lu may gaaw a parce que gis nga le victoire buy ñëw nii lay demee te tôt ou tard ci nettali la ñuy ñëw mujjee donc mu ñu jàppee que ni ñun ci défaite la ñuy dem wala suñu combat bi dafa yàqu wala rêve non combat bi yàquwul au contraire am nañu ndam xam nga boo demee état bi nga jël ko nga def ko en genou cette jeunesse là ce peuple sénégalais là ils ont mis en genou ce état là ce gouvernement là léegi bu ñu leen ñaanee bu suñu ay kilifa génnee ci suuf ñaan ne bàyyi leen toog leen ngeen xaar depuis boobu ba léegi sénégalais yaa ngi toog ñi ngi xaar ñu nekk en prison ñi ngi prison ba léegi bàyyiwuñu leen ñi génn ñi gaañu yi ñi ngi ci dans les différents hôpitaux yi am na ñoo xamante ne commencé nañ manqué le sa xaalis seen mbokk yi commencé nañ manqué le xaalis maa ngi gis quelques affiches depuis dëmba ay nit yoo xamante ne que ne sont en salle de réanimation ñuy laajte ay xaalis pour mun a continuer seen soins parce que chaque jour dañuy fay pour ñu mun leen faj ma gis loolu gis leneen ak leneen donc bu may demee ba ma toog ma gis ni que ne ñu ngi génnee tamit xaalis bu koo jàppale ay doomi aadama te instant yi maa ngi gis ay nit yi soxla xaalis bi te xaalis boobu bu demee dugg ci loxo ñi nga xamante ne ñoo def ñaawteef yow nan la nit mënee jàpp say njaboot dóor leen gaañ leen rey leen duggal ñeneen ni ay kaso nga gënaan encore 50 millions bu ko jox kooku ne ko ne jëlal lii nga dem defaree ko sa tur man loolu laa mënut a comprendre ma ko nit jàpp sa njaboot say taalibe dóor rey gaañ tëj
nga ñaan ko ne ko ni bàyyil mu ne du bàyyi bàyyil mu ne du bàyyi nga génnewaat encore nga bëgg a génnaat encore ay million teg ko jal ko ba mu mat nga bu koo teg ci loxo nga ne ko jëlal lii nga dem nga kiyee ko nga def nga tudde nga uttee ko sa tur ñooñu bu ñu génnee dañu ñëw déclaré xaalis boobu duñ ko déclaré turu sëñ bi de déedéet ñoom bés bu ñu génnee ba nar a joxe les blessés là les familles là ñi nga xamante ne ñoom la seen doom yi génn àdduna ci xeexoo bi famille yooyu nga xamante ne ñoom la seen doom yi am gaañ-gaañ yu métti yi duñ ko dem di ko déclaré ci turu sëriñ bi de wala tur tarixa bi de seen tur ñoom noonu lañ koy déclaré ñoom seen tur Benno Bokk Yaakaar APR bi moom lañ koy déclaré moom lañ koy joxe moom ma ne Sénégalais nañuy xoolaat bu baax franchement Job Basiru kan ngay saaga nga ne yow kattal sa ndey yow daman ngay saaga sa ndey ngay saaga doomu la yow xaaral ma bloqué sa ndey sa yow xaaral ma bloqué sa ndey parce que doomi juutal weng yii bu ñu duggee sa biir laay nii la ñuy def doomi xaraam yi doomi saranday mi même nit bu buggu dee saaga sax da ngeen koy puus mu saaga fii ku fi duggati nga am loo ma fii wax dinaa katt sa ndey laa leen wax man fii sama page la li ngeen di doomi xaraam yëpp dama leen ngeen xoolal ngeen dem toog seen buntu kër bàyyi ngeen toog foofu ku dugg sama page fii ngeen ne yéen a ngi saaga sànq ba léegi te dëggu leen fi dara loo xamante ne que wax naa leen ko fii muy ci yenn wala muy seen sëriñ yi à part ñaan ne que ni ñooñu sama sëriñ yi bu ñu jël xaalis bi di ko jox Macky Sall ku fi dugg nga ne nag may saaga dinaa katt sa ndey laa lay wax ni ba sa sëriñ bi fi mu toog moo koy yëg ci boppam doomi saram ndey mi bu dee Sénégal kenn amul droit wax lu ko naqari kenn wax amul droit def ay analyse man sénégalais laa wala lan laa man amuma droit wax Sekara Joob xaaral ma téegal sa ndey ci biti ba pare ay doomi xaraam yoo xamante ne tekkiwuñu cottu ndeyam dañoo xëyoon sax un jour bëggoon na toog fii mu ne dañuy xeex seen ak seen yelleef ñi kattal seen ndey dugaat leen ci dans les différentes écuries là ñu tëjaat seen saram ndey bi ci biir ñoom ñoo toogaat encore jël seen connexion ñoo toog fii di la naan dañ lay bindal leneen sànq ba léegi bi ma commencé taal sama connexion ma commencé di wax rek comprendre leen doo leen déglu yéen daal da ngeen dëgg rek turu sëriñ doo leen déglu waxtaan li nit ki di wax jusqu'au bout déggu leen ma saaga déggu leen ma xas waxu ba dara lu ñaaw lu dul ñaan ne xaalis boobu bu mu jógee ci kër sëriñ bi muy dem ci gouvernement bi ñoom nañ ko téye bu dee distribution la ñoom ñii seen jëmm bopp nañ def distribution ay doomi cottu nday mi doomi walaakaanay toj seen cottu nday bi ñëw dugg sama biir page yi fii di am la fi bind dinaa toj seen cottu nday bi la leen wax bu dee da ngeen foog ne yéen rek yéen a mën a ma saaga di ngeen ma fi ñëw fekk je réponds merde alors Sénégal boo nee nii rek ñu ne la na boo nee nii rek ñu ne la na ñu lay saaga ndey nii gratuitement di ñoo dugg sa biir page di la saaga man ku ma fi saaga dinaa katt sa ndey te boo leen ma poussé ba ma ñoo boo leen ma poussé di yàlla laa ñëw saaga seen sëriñ yi laa ñëw saaga doo xam ngeen ma bu baax bu dee da ngeen di jàng réew maa leen gën a kattan ndeyam réew doomi saram ndeyam yi da la fi nit wàllu yi tax nit nar fi génn nar fi ñoo téye kooy baayam mocc ko doomi saram ndeyam yi waaye wala loo xamante ne sama analyse bopp laa def ngeen bëgg ma fi ñoo indil ay waxi sew di ma indil fii ay saaga ndey ku ma fi saaga rek ma toj ko parce que dëgg nañ rek le mot sëriñ du ñu déglu sa yow lan ngay wax ay doomi de bande illettré yi ñi doon duñu ñëw bu ñu la fekkee ngay wax duñu la déglu sax xam yow lan nga nekk di wax exactement dañuy ñëw rek ñu dégg baatu sëriñ bi rek duñu xam sax lan ngay wax ci ginnaaw yow saagoo waxoo dara lu ñaaw ñu commencé di la saaga ndey ñoom yéen xam dama leen di laaj yéen mii di dugg ci page jàmbur yi di leen saaga ndey yéen seen yaay yi dañoo dem ci duus yi ñu onko ñu génnee leen ci seen cott yi wala seen tuun yi dañ leen puub wàccee leen comme ay day da ngeen wàcce comme ay day ngeen di bëgg di dugg ci page jàmbur yi nii di leen saaga ndey nii gratuitement ngeen dem seen yoon doomi saram ndey mi yéen dañ leen puub wala seen yaay yi dañoo ŋaayee ko génnee leen ci seen biir cott yi xanaa je vais pas me calmer vous croyez que c'est facile ngeen taal sa collection du 1er janvier jusqu'au 31 décembre ngay wax di yee ay doomi xaraam ay borom bopp yi ñu cimenté yi ñu bétonné booy wa ñuy dugg dina saaga ndey ñi lay naan bul tontu dinaa katt sa ndey ku fi duggati nga saaga ba dinaa toj sa cottu ndey
dugg leen fii ngeen saaga ma sa cottu nday sëriñ bi laay ñoo toj na borom dugg leen fii ngeen saaga ma te ku may saaga na nga bind sa turu sëriñ nga ne ma man ki diw mooy ma sama sëriñ nga xool li ma lay bal si sëriñ bu dee ngeen dee bu dee da ngeen sabar da ngeen xam ni que ne maa leen gën a naan kaani doomi saram deem yi gars yi live bi jarul ngeen koy partager dama koy ñoo effacer parce que c'était pas le but man awma droit ma ne sëñ Mountakha yéen na ngeen ma gën ci sëñ Mountakha loolu ma ëppale ci biir Touba kan ci yéen doomi cottu ndam yi di dugg sama biir page fii di ma naan bul wax ci sëriñ fii bul tudd sëriñ yow bu doon lii seen caapanday dama ne yéen ñooñu di bind loolu yéen loolal ma gën ci Touba da ngeen ma gën a am walla ci biir Touba da ngeen maa gën a jege sëriñ yi da ngeen maa gën a jàng alxuraan seen cottu nday laa wax li ngeen bëggoon am ngeen ko nag da ngay wax nga wax sa soxla nga nekk fii di yeete doomi saram nday mi nga xamante ne que ne buñ ne ngentewuñu leen sax pourquoi doo leen dégg da ngeen gis mala buy kii buy installé Facebook doomi aadama mooy binde Facebook dugg leen fii ngeen saaga man xawma droit da ngeen maa ëppale biir Touba yéen man bu ma ànd ak yéen Touba man dinañ ma jox fu ma toog yéen ngeen taxaw su ma ànd ak yéen foofu man li ma am ci wàll foofu yéen amu leen ko foofu doomi sarandee mi man awma droit ma wax si sama maam bi ne ko ne xaalis bi nga yëkkati noonu bu koo jàppale ñi nga xamante ne que ñoom la ñu gaañ ci xew-xew bi am Sénégal bu ko teg ci loxo nguur awma droit wax loolu am naa droit ne leen lii ngeen def nii di annoncé affaire de xaalis 50 millions yi ngeen bëgg a distribuer nii mënoon ngeen koo def tamit ci affaire yi xew-xew yi amee tamit ngeen génn ngeen won Macky Sall que ni li muy def nii tegu ko ci yoon na bàyyi defaat même communiqué yi tamit ci kaw ne Macky Sall doomi jaambur yi mu tëj ci différents kaso yi na leen bàyyi ñu ñibbi seen kër am naa droit wax loolu non léegi daal Sénégal daal la ngay noppi daal lu waay neex def lu waay neex wax ba mu des ñenn ñi amuñu droit seen caapanday maa ko wax ba ngeen ñëw ngeen duggaat encore fii ku am nag fit te nga gëm sa bopp nga gëm yow fi nga yaakaar ak koo yaakaar kaay rek booy bind ci page Diégo Caterpillar bind ci saaga ma nday boo paree nga bindal ma sa turu sëriñ rek nga yem foofu nga xool li may ñëw def ci sa sëriñ tey laay buule sa xuuru sëriñ. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.